di nuyu ñëpp fàttewuma kenn ndaje mi nag li tax ñu amal ko kii junñi na ko may Amad Makhtar Loum inspecteur di nuyu ñëpp ñoo xam ne dañoo ñëw aussi jataay bi tey ak également la presse le corps diplomatique sufara wa kul wahid minna yaarif tamaman dawra الدول العربية في تكوين النخبة من السنغاليين المثقفين بالثقافة العربية الإسلامية جمهورية مصر العربية المملكة المغربية السودان المملكة العربية السعودية موريتانيا ودول عربية تشارك وتساهم في إعداد كوادر والنخبة من السنغاليين منذ أكثر من 60 سنة. إذن رأينا من الضروري أن نستدعي هؤلاء السفراء ليحضروا في مثل هذا اليوم، هو يوم تاريخي ثقافي في تاريخ المستعربين في السنغال كما أشار إليه الأخ أحمد مختار لوم. فلكم مني جزيل الشكر وعظيم التقدير بهذا الحضور. bis bi nekk na bis boo xam ne yaakaar naa ne bis bu mag la ci nga xam ne mooy ñi jàng kàllaam ak arab ci Sénégal. ku xam seen jaar-jaar bokk na li tax ñu woo tey sunu professeur Khadim Mbacké mu def ay dirasat ay publication scientifique ci wàllu l'islam ak les arabophones au Sénégal ak ñeneen ñoo xam ne nekk ay cadre def ay domaine def ay recherche muy bis boo xam ne dañ ko amal tey pour mettre en pratique la vision du chef de l'État par rapport à cette question extrêmement difficile, une question historique, l'insertion de diplômés en langue arabe. muy mbir moo xam ne depuis lu ëpp juróom benn fukki at ñu ngi koy wax ñu bari ci ñu génnee ci monde arabe am ay diplôme ay formation yu dëgër ay domaines yu wóote dañoo yàgg am le sentiment de frustration par rapport ak traitement bi ñu leen daan traité. loolu moo tax le chef de l'État Bassirou Diomaye Diakhar Faye te lii may wax mën naa ko témoigner pare na pour accompagner cette catégorie des Sénégalais les diplômés en langue arabe accompagner leen taxawu leen soutenir leen ci lépp loo xam ne buñ ko dem amalee dina nekk njëriñ ci cette catégorie waaye dina ubbi yeneen piste ndax li gën a bëri ñaare enseignement moo fi nekkoon moo xam nga def journalisme agriculture wala nga def médecine en tout cas principalement c'était l'enseignement te ñëpp xam nañ ne enseignement mënul jël ñëpp ñu am diplôme du monde arabe kon dana baax ñu àndandoo xalaat naka la ñu war a mën a accompagner cette catégorie ces diplômés ñu nekk ay hauts intellectuels hauts cadres am ay compétences avérées ba nga xam ne dinañ mën a gën a mën a contribuer ci le développement du Sénégal moo tax ñu indi ay personnes ressources ñoo xam ne dañoo am seen compétence ci domaine yi jël ko domaine ni le président Serigne Mboup ay anciens ambassadeurs Serigne Amad Badawi Mbacké ñu ñëw wane seen expérience wane ne nit war da ba na génne ca daara ja
créer loo xam ne day mujj nekk employeur te ku nekk xam na ne ku demee ne Serigne Mboup il fait partie di ñi nga xam ne li ñuy employé Sénégal xam naa dina ñëw bi présenté bu waxee li muy employé Sénégal ak li muy fay mensuellement en termes de salaire dañu xam ne ndekke doomu daara yi am na ñu mën a contribuer Sénégal sur le plan politique sur le plan économique sur le plan social mais barrière linguistique moo taxoon depuis pratiquement 60 ans ñu xawoon leen a négliger xawoon leen a écarter heureusement barrière boobu fu mu nekk nii ñu ngi koy casser commencé ci depuis ñoom professeur Khadib Baké ba ci le jeune chef département d'arabe professeur Diogou Thiaw donc barrière boobu léegi ñu ngi koy casser heureusement kon dañu bëgg wane taxaw bi nga pas-pas bi président am pour taxawu les diplômés en langue arabe muy pas-pas bu wóor pas-pas boo xam ne dafa am compréhension bu wóor ne ñii de nekkee ku leen négliger ci Sénégal c'est parce que da ngay xamul dëgg l'historique les compétences de ces Sénégalais te ay domaines yu bëree bëri bokk na ci li nga xam ne moo tax ñu amal bis bi tey bi ñu créé direction des affaires religieuses ñaar essentiellement moo taxoon formaliser relation diggante État ak les religieux et toutes les religions font partie ça c'est un de deux ñu xalaat ci l'insertion des diplômés en langue arabe moo ñu fii dajee tey ndaje mi nag bi ñu koy amal am na démarche bu ma def mooy dama seet ñi nga xam ne ñu gënee ci pays arabe yi ma wool benn wala ñaar ne leen na nga contacter sa groupe ñu inscrire Soudan Égypte Arabie Saoudite Mauritanie Maroc bu ñu inscrire bu bis ba lu ma 250 personnes ñu teew inscription boobu nag c'était seulement pour bisu tey bii cela ne veut pas dire que ne nekkul ci liste yi inscrire rek doo mën a continuer préparer projet wala dara inscription pour tey la woon pour ñëw ci fekkee lii bu ñu ci génnee nag résultats yi ñuy génnee dina leer fi leen ngoon bu neex yàlla ñu xam kenn ku nekk bala nga ñibbi lan nga war a def pour préparer sa projet mais du ñu exclure personne ñëpp a ngi ci biir kon loolu moo doon démarche bi pour préparer ko di sant bu baax madame Aïda Mbodj dama déplacé wu dem bureau mu waxtaan ak moom xam ngeen ne yàgg naa yor ay poste ci gouvernement bi nekk genre yaay daara ma dem waxtaan ak moom wax ko solo si li ñu soxla mu ne ma dinaa ñëw te dinaa accompagner la DER waa accompagner les diplômés en langue arabe dina ci ñëw ma dem seeti Mabouba Diagne le ministre de l'agriculture bureau mu waxaat ma li ma mel ni moom la ma Aïda Mbodj waxoon ma docteur Aïda Mbodj dinañ accompagner am nañ ay projet dinañ ci ñëw moo waxtaan ak microfinance ministre Aliou Ndione waxtaan ak ministre bi yor formation professionnelle Moustapha Ndiack Sarré waxtaan ak directeur bi yor AIBD waxtaan ak directeur bi yor Air Sénégal ku nekk dama leen wax ne man dañ ma dénk benn catégorie boo xam ne ñëpp a ngi ci biir kon seetal loo xam ne yaakaar nga ne boo ko defee dëgg am ñoo mën a jëlal démarche bi ci lañ nekk dem seet la directrice de la Banque islamique du Sénégal waxtaan ak moom yónni na fii tey kenn donc noonu lañ ko bëgg a doxalee waxtaan nag soxna si nekk madame Samba Banque mondiale dinaa ko seeti dans ce sens kon bu neexee yàlla démarche bi day nekk lu yaatu bu neexee yàlla pour cette question là
bu loolu wee wax naa ko sànq ñi inscrire woon ci liste bi pour teew tey fii la waaye bu ñu ci génnee nag danañ ubbi beneen liste nag ñi nga xam ne dañu bëgg a créer seeni projet nag moo xam individuel wala moo xam ay 3 personnes 5 personnes ñu def ay projets yoo xam ne dina leen accompagner assister leen ci naka la ñuy war a mën a préparer benn projet boo xam ne bu day nekk un projet vraiment solide défendable nga xam ne boo ko déposé pour am financement yàlla mën a def mu jàll bu neexee yàlla te loolu madame Aïda Mbodj ñoo ñëpp dinañ ca bu neexee yàlla. donc bu ñu paree ci phase bi nag ñu dugal les panélistes ñoom professeur Khadim Mbacké ñoom Serigne Mboup ak ñeneen ak ñi toog fii nii ñu def ay présentation dina am ñeneen ñoo xam ne dañuy def ay intervention bu ñu paree ñu ubbi débat bi nag ñu waxtaan jéem a ci def istintaaj loo xam ne buñ ci génnee dina leer naññ ci ñi fi teew ñu xam ne mën nañoo nag dem nag commencé liggéey préparer ay projet buñ ci paree de benn cérémonie de clôture bu ko defee comme xam naa ne ñu sant Lo Cissé Sakho Mbay Camara Samb ñu ngi fi du ma leen bàyyi da ngeen di añ ba suur door a dem bu neex yàlla waaye xëy na ñàkkul jataay bi am na ñoo xam ne déjà ñu ngi nekk ay fonctionnaires ci jataay bi ñooñu ils ne sont pas concernés waaye mën nañoo teew nag déglu information yépp bu ñu paree ñu transmettre ko ñeneen ñi ñu yëg ko ñi ñëwuloon tey wala dégguñu ko tey ñu dégg ko yëg ko mën a xam ne ci lañ bokk mën a préparer seen projet kon maa ngi leen di gërëm di leen sant di xam ne ñun ñëpp yéene bi ñu soxal mu ñor loolu le président de la République Bassirou Diomaye Diakhar Faye mooy question insertion des diplômés en langue arabe ñu seet nan lañ ci amee ay solution durable di leen gërëm di leen sant di sàkku seen ñaan ñu àndandoo ñaan ba nga xam ne yàlla may ñëpp ndam ci projet bi di leen gërëm di leen sant. aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. maa ngi leen di nuyu ku nekk ci turam ak santam di indi nuyoowu monsieur Amadou Moustapha Ndiek Sarré ministre de la formation professionnelle porte-parole du gouvernement. nuyoo bi nag di ko teg ci madame le ministre docteur Aïssatou Mbodj délégué général DER/FJ. di nuyu professeur Jim Dramé di directeur des affaires religieuses et de l'insertion des diplômés en langue arabe. di nuyu monsieur le directeur de cabinet bu ministre de l'agriculture, de l'élevage ak souveraineté alimentaire. di nuyu professeur Abdou Diaw ak sunu collègue bi nekk aussi microfinance ak mbooleem ñi fi teew seen qualité, grade, rang et titre. di indi aussi excuse u ministre de la formation professionnelle et technique ndax fii moo fi bëggoon teew comme ni ko professeur Jim Ousmane waxee waaye réerewuñ ne waxtu wi nga xam ne ñun ñoo ngi fii son excellence président de la république ma nga jam ñaajo am aussi lël bu muy def foofu te moom en sa qualité de ministre porte-parole du gouvernement loolu moo tax munu fee teew tey waaye xolam ak jëmmam yépp moo ngi fi ndax solo woote bi moom mi nga xam ni moo yore formation professionnelle ñu tuddee ko njàngu métier ak insertion professionnelle mooy fexe ki jàng métier ba noppi mu am fu mën a dugg ba mën a am lu mu suturlu. donc lii professeur Jim woote moom am na ci wàll am na ci taxawaay moo tax mu woo ma man Souleymane Kane nekk directeur de l'apprentissage
biir ministère de la formation professionnelle et technique amee fa banque boo xam ni dafa jëm ci formation professionnelle ci daara ji jëm ci formation professionnelle ci ñi nga xam ni nekk ñu ci système classique bi boobu xalaat naat nañ ne daara ji am na fi solo monde arabe am na ci solo ak ñi nga xam ni ñoo ngi taxawaay boo xam ni ci réew mi te war nañ see gën a mën a jouer rôle te état bi war na see mën a gin indi ay réponses loolu moo tax ministre yabal ma ñëw ndax fan yii yëpp yéen a ngi gis projet bi nga xam ni ministre porté na ko tudde ko projet daara atelier bu ñëwee daara nag yaatu na ndax jël na ndongo daara jël na képp koo xam tamit yaa ngi liggéey ci kàllaama arabian ak lu mën a nuroog moom te li ko sabab lak mooy fexe ba fekk ñi nga xam ne ñooy jàng di wattu alxuraan ak di topp yoon woo xam ne aussi mu ne leen jëm ci yenn xam-xam yu nga xam dina mën a génn ci loolu formation professionnelle fekk leen ci foofu ci ay métier ak i xeeti métier fan yii passé yëpp ñoo ngi def ay tournée xam naa incha allah sax comme monsieur le maire Serigne Mboup est là altine war na jot xam naa ne sax invitation bi war nañoo dem Kaolack incha allah pour waxtaane ko ak yeneen tamit yoo xam ne xëy na bu ñu demee ba xuus ci biir waxtaan wi dinañ ci waxtaan li nga xam ni ñun taxawaaye nañ ko mooy sunu mëni boo xam ne dinañ ko indi mooy ndugg moo xam ne yaakaar naa nañ bu ñu ko joxee toggeen mi dina rafet te loolu dinañ ci laaj seen xalaat ñun nag ñoo ngi jam ñaajo booy génn di dem génn Ndakaaru ci si loxo ndeyjoor ci stade boobu ñu tuddee président Ablaye Wade foofu la sunu bureau nekk formation professionnelle et technique 3e étage direction de l'apprentissage xam naa ni mooy adresse bi bu ko defee xam naa ni incha allah professeur comme dañuy bàyyi ñu continuer ci cérémonie bi bu ñu duggee ci waxtaan bi dinañ présenter modèle bi nga xam ni moom la ñu war a joxe incha allah rabbi pour participer ci lii nga xam ne président woote na ko te am na solo goo xam ni bokk na ci li tabax nit bokk na ki li dellool njukkal diplômé en langue arabe ndax du léegi yàgg na ndax la langue arabe ak les diplômés de langue arabe ñoo jiitu sax ci histoire li nga xam ni moom la ñuy def actuellement donc dañoo delloo waatu sa mboy go donc kontaan nañ ci lool ministre moo ngi leen gërëm di leen sant di leen wax cofeelam mais aussi di wax engagement ministère am ak ay service am pour jàppale lii nga xam ni président sóob na ko te teg ko sa loxo te incha allah dinañ def ay jéego yoo xam ni au moment de l'évaluation ministère de la formation professionnelle dina mën a teg ay jéego yoo xam ne nañ si mën a teg baaraam di leen gërëm di leen sant asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaam ala sayyidil mursalin muhammadin al amin wa alihi wa sahbihi ajmain aman tabi'ahum bi ihsan wa daa bi daawatim ila yawmi din ñu ngi nuyu présidium bi jiital ci nuyoo bi madame la déléguée générale ak ñi nga xamante ni ñoo nekk ci présidium bi yëpp teewal fi ay kilifa jëmal bis bi di nuyu aussi ñi nga xamante ni ñoom ñoo teew te ay kilifa daanaka nekk fi am ñoo xamante ni jàngal nañu parce que bis bi dama ci bokk ci ñaari yoon bu njëkk bi mooy dama nekk ndawul ministre de la microfinance et de l'économie sociale et solidaire docteur Alioune Dione mu amoon yéene teew fii waaye am gàllankoor ba ci guddi mi ngi envoyé message par rapport ak point yi nga xamante ni vraiment bëgg na ñu laal ko kon mi ngi excusé wu par rapport ak sa présence mais aussi ma bokk ci parce que dama jàpp ni man tamit diplômé la en langue arabe def naa ba collège franco-arabe fa laa génne je pense que daje naa fi ak docteur Jim Dramé après si la ñu continuer ba nekk ci finance islamique maanaam bis bi dafa am solo pour ministre bi dans le sens où dafa yore
ñaari ministères yoo xam ne bu nekk mën na liggéeyal diplômé en langue arabe maanaam ministre bi dafa yore ñaari pàcc yoo xam ne bu si nekk dafay liggéeyal maanaam diplômé en langue arabe et les daara fekk na ñun déjà xalaatoon nañ ci ba am une idée de projet pour l'insertion, pas seulement l'insertion, mais pour l'emploi et l'entrepreneuriat des diplômés en langue arabe et des sortants des daara. Pourquoi? Parce que dafa am microfinance boo xamante ni dafa jëm ci ñi nga xamante ni mënuñu accéder ci système bancaire classique mais su fekkee da nga wax sortant daara wax diplômé en langue arabe ñu ci gën a bëri ay sëriñ lañu ay njiital diine lañu donc dana am benn sensibilité par rapport ak système de financement bi ministère boobu yore microfinance islamique ñu taxawal ko à travers le fonds de développement de la microfinance islamique xam naa ci présentation yi dañ ci gën a ñëw mais financement boo xamante ni àndul ak nga jox nit ki jumtuwaay capacité pour mu mën a demal boppam en général du jëm fu sori te loolu ñi nga xamante ni dañuy suivre maanaam histoire ay ñaar fukki at ci ginnaaw am na projet boo xamante ni joxe woon nañ ko ñu ni ci finance islamique la jëmee pour ñi nga xamante ni ñooy diplômé en langue arabe mais projet boobu dafa échoué pour éviter nag lu mel noonu maanaam dalaat ñu dañu dugal dimension économie sociale et solidaire dugal surtout lu ñuy tuddee les coopératives productives solidaires ba nga xamante ni dimension coopération bi day dugg jàppalante bi loolu dina mën a tax jeexital bi ngay am ci ñi nga xam ñoo bokk ci coopérative yi gën a am doole gën a feeñ mais aussi aspect social bi dafay dugg pourquoi? Parce que li ñuy tuddee maanaam recherche de profit à chaque fois ngay xool nu mu gën a bëree nu mu gën a duune nga aakimoo ko loolu dafa jooyoo ak li nga xamante ni moom mooy économie sociale et solidaire donc économie sociale et solidaire bañul nit ki am profit bañul nit ki am bénéfice li muy yëngatu waaye nag il faut que ñu bàyyi xel aspect social bi il faut que ñu bàyyi xel nit ki ak wàllu jukko ak wàllu luy rafetal loolu tamit mu dëppoo fii ak li nga xam ne mooy islam moo tax kon xam naa ci présentation yi dinañ gën a ñëw ci modèle bi nga xamante ni moom lañu proposé par rapport ak li nga xamante ni mooy diplômé en langue arabe ñu war ko gën a xóotal wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. ñu ngi nuyoo ak ziar ci turu madame le directeur général de la banque islamique du Sénégal ak direction générale bu banque islamique bi yëpp ma teewal leen fii Souhaïbou Diop nekk chef de département conformité islamique au niveau de la banque islamique du Sénégal ñuy nuyu bu baax a baax ñi nga xam ne ñoo fi teewal fi ministre yi nga xam ne ñoom la ñu représenté lu mel ni ministre de la formation professionnelle ministre de l'agriculture et de la microfinance di teg nuyoo yooyu itam ci turu monsieur le directeur des affaires religieuses et de l'insertion professionnelle des diplômés en langue arabe di nuyu tamit kilifa yi nga xam ne yëpp ñoo teew ci jotaay bi représenté fi ay institution moo xam public moo xam privé ak suñu sëriñ yi nga xam ne ñoo fi teew doon nu jàngal kon ñu teewal fi banque islamique teewaay boo xam ne tamit dañoo defee ne bu jaadu la ndax banque islamique du Sénégal comme ni ngeen ko xamee wala comme ni ñu ko xamee ñun ñëpp day jéem a liggéeyal diine ji ci wàllu gi nga xam ne moo fare ci alal nu ñuy def ba alal yi nga xam ne moom la nit ñi di yor di ci yaxantu ñu mën koo def ci anam goo xam ne gu dagan lay doon loolu mooy solom kon day mel ne képp koo xam ne yaa ngi yëngu ci diine ak noo ci mën a yëngoo rek day mel ne naataangoom ngay doon ci waar wi waaye itam partenaire am ngay doon loolu moo tax ñu jàpp ne direction bii nga xam ne moom la professeur jiite partenaire naturel la bu banque islamique bu Sénégal liggéey bii nga xam ne itam moom lay sóobu te mooy nu ñuy fexe ba yombal l'insertion socio-économique des wala boog socio-professionnelle en tout cas des diplômés en langue arabe loolu itam dañoo defee ne ci casquette boobu nga xam ne moom la ñu yore te mooy banque islamique
banque boo xam ne day jéem a def finance islamique loolu day jaadu waaru mel noonu itam ñu am ci pàcc boo xam ne xëy na banque bi mën na koo yombal. loolu moo tax monsieur le professeur monsieur le directeur madame le directeur général ci kàddu yóbbanteem ndax mi ngi excusé wu ci ñàkk a mën a teew gi ndax agenda bu xawoon a chargé tey surtout semaine bi waaye mi ngi fàttali ci seen daje nee na engagement yoo xam ne waxoon na la ko ci fas yéene ànd ak yow ci liggéey boobu noonu ci lépp loo xam ne rek loi yi ko tënk ak procédure yi nga xam ne moo ko tënk may na ko ko waaye jéem koo jéggi sax ci fexe ba ànd ak yow xalaat ci ay solution yoo xam ne bu ñu ko defee dinañ mën a dugg ci biir loi yooyu dinañ mën a respecter li procédure yooyu wax ba noppi itam mën a satisfaire besoin boobu nga xam ne moom la ñu exprimer loolu nag la ma yabaloon ne ma naa la ko jottali tànn ma itam ndax bokk gu ma bokkaat ci biir mbooloo mi loolu itam ndax ni ko docteur Abdou Karim Diaw waxee léegi dëgg la ci banque ba laay yëngoo yor fa département bi ma fa yor waaye bu jiitoo loolu lépp itam doomi daara lañ di dongab daara kon day jaadu lu mel nii itam bu ñu ci tànnee day mel ne tànn nañ ci rek koo xam ne kuñ ci war a tànn la mu sas ma itam ma ànd ak yow liggéey boobu ndax bokk na ci li ma wax keroog bi ñuy daje mooy ñu fexe ba yombal ko ci anam goo xam ne sa digganteeg banque bi li ci aju incha allah am na lu ma ci sas loo xam ne dinaa ci ñi ma taxaw ak directeurs yi nga xam ne ñoom lañu ko war a seqal yépp ci wàllu boobu ci fexe ba liñ war a yombal ñun ci suñu wàll ci gunge bi ci fexe itam ba lépp lu ñuy indil ci projet méngoog li nga xam ne noonu la procédure yi tënkoo wala noonu charte yi nga xam ne moom la ci la banque yi di liggéeyee loolu itam am na ay liggéeyu ci yi nga xam ne mooy ay démarches préalables yooyu tamit incha allah fas nañ leen ci yéene gunge ci wàllu xëy na bu ñu recensé ba noppi ci wàllu catégorisation bi ci boppam sax catégoriser ko ci xam en fonction des domaines de compétence et d'expertise naka la ñuy fexe ba mën a def benn catégorisation boo xam ne dinañu permettre ñu mën a xool les critères d'éligibilité ñi nga xam ne xëy na dugguñu sax ci critères d'éligibilité yooyu naka la ñuy mën a fexe bañ éligible peut-être en collaboration ak yeneen entité yoo xam ne ñu ngi ci biir réew mi te yombal lu mel noonu def naa am na lu ngeen ci waxtaani keroog loolu yëpp incha allah mi ngi feddali engagement yi nga xam ne jëloon na ko ci xam naa kon foofu rek la ñuy wax lañ lay foofu la ñuy yemale kàddu gi ci wàllu yóbbante bi nga xam ne yóbbante woon nañu ko lu jëm nag ci banque bi ak offre bi nga xam ne moom la am ci wàllu finance islamique di ko gunge ñi muy liggéey lool wala man koo gunge itam ñi nga xam ne ñooy des diplômés en langue arabe porteur de projet parce que yaakaar naa ñooñu la ñu gën a jëmale tey waxtaan wi ndax ñi nga xam ne moom dugg nañ déjà dans la catégorie des fonctionnaires ñooñu yaakaar naa comme ni nga ko waxee xëy na solo si dëgg-dëgg jëmut ci ñooñu donte mën naa am sax ay accompagnement yoo xam ne mën naa jëm ci ñooñu ba léegi loolu yëpp incha allah dans le cadre des présentations dinañ ci ñëw xëy na gën a leeral offre boobu nga xam ne banque islamique amee na ko tey ak naka la ñu mën a xëy na joyantee yenn yi ba mën cee dugal catégorie bi nga xam ne moom la ñu ciblé ci waxtaan bi waaye daal mi ngi lay xëy na ñi lay jottaliwaat nuyoom ak cantam ak li nga xam ne itam jox na ko solo ndaje mi ak waxtaan wi muy solo soo xam itam defe naa ne bu du jaadu la ñu jox ko di yamale foofu kàddu yi di njëkke di mujj li ñu waroon a njëkke te mooy nuyu itam suñu yaayi daara madame la ministre soxna Aïda ci disponibilité bi di ko féliciter itam ci jéego yi ak engagement bi nga xam ne moom la am ci wàllu gii surtout ci lépp loo xam ne mos nañu ko dénk ci ndomba tànk ci réew mi di sant bu baax professeur di yemale foofu kàddu yi di wax salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu waaleykum salaam wa أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبعه بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته السيدات والسادة الإخوة والأخوات الكرام أود في البداية أن أشكر للسيد مدير الشؤون الدينية ومعالجة قضايا خريجي حملة الشهادات العربية
Je voudrais tout d'abord remercier Son Excellence le directeur des affaires religieuses et pour m'inviter ici pour participer avec vous dans cette importante rencontre pour discuter des questions qui est vraiment très très importantes. يقول الله سبحانه وتعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ونحمد الله سبحانه وتعالى أن جعل هذا القرآن بلغة العربية بلسان عربي مبين غير ذي عوج ولذلك هذه اللغة الشريفة التي خاطبنا بها الله سبحانه وتعالى هي جديرة بأن تحمل كل العلوم وأن تتناول كل القضايا. Et comme nous savons tous que c'est l'arabe et les langues du Coran. Et c'est pour ça que nous pensons que c'est possible qu'on peut communiquer avec la langue arabe dans presque toutes les domaines. وأنا سعيد جدا بدعوتي لأن السودان أيضا كما تعلمون هو جسر بين العالم العربي وإفريقيا عامة. نحن نعتبر نفسنا دولة إفريقية عربية. Parce que nous, au Soudan, nous sommes concernés, nous sommes un pays afro-arabe. Et comme vous êtes ici à l'ouest, nous sommes à l'est. Mais il y a quelque chose avec qui il y a les liens. Être musulman, alhamdulillah. Nous respectons bien sûr toutes les autres religions, toutes les autres convictions. Mais on est, alhamdulillah, أكرمنا الله سبحانه وتعالى بهذه اللغة. أنا طبعا لا أريد أن أتحدث عن القضايا التي أنتم تعرفونها. Je ne vais pas discuter des questions que vous savez, mais avant que je vienne ici, j'ai dit quelque chose concernant quels sont les problèmes avec les gens qui ont des diplômes en arabe. ما هي المشاكل التي تواجه الإخوة والأخوات حملة الشهادات العربية. Et je vois il y a aussi des solutions. Heureusement que je vois que le gouvernement de notre sœur Sénégal, avec son Excellence le Président Diomaye Faye et son Premier ministre, et le gouvernement et le ministre de l'Éducation et le ministre de Super Éducation aussi, et tous, ils ont beaucoup d'attention pour la langue arabe. Quand j'ai rencontré le chef de protocole du ministère des Affaires étrangères ici, la première chose qu'il m'a dit, il faut faire attention à la langue arabe. Monsieur Christian, qui est le directeur de protocole. C'est-à-dire que, et c'est normal, parce que les arabes, c'est une langue qui est utilisée ici au Sénégal pendant de très longtemps. ونحن أيضا في السودان سعيدين لأن هناك الحمد لله أكثر من 200 خريج من الجامعات السودانية وتحديدا جامعة إفريقيا العالمية هم الآن يعملون في مواقع مهمة في السنغال. On est très content parce qu'on ne voit pas, je pense, environ 200 qui ont fait les études au Soudan. Et cette année aussi, on va ouvrir 22 bourses pour les étudiants du Sénégal. لدينا الآن 22 فرصة pour inclure le médecine, toutes les autres comment on dit, spécialités. Ils sont ouverts pour des étudiants sénégalais, 22 à l'Université de l'Afrique internationale. وأنا أقول دائما إنه حتى يعني نتحرك كما يقول إن خريجي الجامعات العربية محصورون بين المسجد والمدرسة، وهذا يعني شرف عظيم أنه حملة هذه الشهادة يكون بين المسجد والمدرسة، هذه أفضل شيء. ولكن نريد أن أيضا أن يكون المصنع والمزرعة والمستشفى والمؤسسات. On dit toujours que ceux qui sont fait l'étude en arabe, toujours qu'ils sont à mosquée ou à l'école. C'est bien ça, c'est un grand honneur d'être professeur à
à l'école ou doit aller faire la prière, alhamdulillah, l'imam. Mais nous voulons aussi qu'il soit à l'hôpital pour faire l'agriculture, pour faire tout ça. Et ces domaines, ils sont tous aussi ouverts au Soudan. Une chose importante, je vais finir avec ça. Nous, au Soudan, malgré l'invasion et les terroristes attaquent contre nous, nous allons continuer comme un État fier et fort. Je vous assure que le Soudan va marcher même beaucoup plus bien qu'avant. نؤكد لكم أننا نحن في السودان عازمون وقادرون على أن نهزم كل المؤامرات التي أحيكت ضدنا، ونطمئنكم بأن السودان قوي، ونحن نتشرف بكم لأن حكومة السنغال وقفت مع السودان وقفة قوية. On est très content, on dit merci beaucoup pour le gouvernement du Sénégal parce qu'il nous a dit on est avec le Soudan, nous apportons votre souveraineté, votre territoire, intégrité du territoire du Soudan, la paix au Soudan. Et on dit aussi pour le peuple du Sénégal, merci beaucoup, merci infiniment pour notre savoir parce qu'il y en a qui doivent nous, comment dire, يقفون معنا, au lieu de nous apporter, ils ont malheureusement fait des choses qui ne sont pas bien, mais je m'excuse, peut-être que je prends beaucoup de temps, il y a beaucoup de gens qui vont parler, mais c'est un grand pour moi, notre ambassade est ouverte, et أنا سعيد جدا أن أرى هذه الوجوه الطيبة، وأسعد أكثر إن شاء الله عندما تنفتح العلاقات ونرى منكم يعني زيارات إلى بلادنا. Nous espérons que nous allons continuer de faire des liens entre les institutions d'éducation, de formation, parce que nous sommes d'accord avec le principe du Sénégal, l'intégration africaine. C'est ça la solution. On doit travailler nous-mêmes avec chacun, avec l'autre. Il n'y a pas d'autre choix. هذا هو الطريق، وأقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ويا فوز المستغفرين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم. maa ngi leen di nuyu ci seen tur ak ci seen sant. maa ngi nuyu ñi nga xam ne ñoo jàkkaarloo ak yéen, commencé ko ci professeur Jim Dramé nga xam ne moom moo waral ndaje bi tey pour jël en charge li nga xam ne yàgg nañ ko coow, yàgg na aussi ci biir réew mi ñu gis ne daanaka diplômé en langue arabe yi gëdd bi ñu leen waroon jox ñu leen place bi ñu am aussi ci biir réew mi jotuñu ko, tooguñu. donc ñuy gërëm di rafetlu aussi taxawaay bi ci professeur Jim def ci kilifteef président de la République, moom nga xam ne moom ci boppam politique am ci mbir moomu doon na lu am solo. bugg na képp koo xam ne doomi réew mi nga ak foofu mën a féete ak loo mën a jàng, li nga xam ne war nga ko taxaw pour ñu ànd tabax suñu économie ñu boole la. donc loolu mooy politique bi ñuy wax politique bu inclusive. doo bàyyi kenn, ñépp ku ci nekk la nga xam, la nga mën ak fa nga nekk ak noo koy defee ñu fexe ba nga bay sa wàll ci waar bi. maa ngi nuyu docteur Aïda Mbodj. moom dafa aujourd'hui yor loo xam ne daanaka man ci sama gis-gis jaar-jaaram yépp fii c'est plus transversal, parce que doon na yore ay département ministériel et cetera, mais fii c'est transversal. li mu yore ma daanaka tous les ministères ku ci nekk ca la nga yeeyoo am na cër bu pàcc boo xam ne bi ne fi ñu toll moom moo ko yeeyoo. donc di rafetlu loolu, di leen waxit ne ministère de l'agriculture, de la souveraineté alimentaire et de l'élevage dafa am benn convention boo xam ne daf ko signé ak DER
maanaam pour képp koo xam ne da nga war a yëngutu ci mbay mi surtout rawatina jeunes yi ak femmes yi ñu xool naka la ñuy lënkale ku ci nekk ci li ngay yëngu pour que ñu mën a am financement te loolu li ma ci gën a rafetlu mooy que ñi nga xam ne dañu am ay diplôme en langue arabe waxtaan wi ñu nar a tënk fii suñ ci génnee convention boobu aussi dana leen laal donc di nuyu suma naataangoo yi nga xam ne ñu ngi bàyyee ko ci yeneen ministères yi ñun ñëpp ñu bokk di yëngutu pour que objectif yi nga xam ne moom la agenda bi tëral ñu mën koo àggale à bonne date ak ci nu mu gën a rafete ak aussi nu mu gën a koome muy ministère formation professionnelle di ministère microfinance di nuyu aussi directeur waa banque islamique ak ambassadeur yi fi teew di nuyu kilifa yi président de société yi nga xam ne ñi ngi fi rawatina mu am ci koo xam ne moom ci daara la jóge formation de base ci daara la jóge loolu lu am solo la parce que nataal la dafay ñëw doon nataal par rapport ak képp koo xam ne da nga évoluer da nga am formation ci daara ci arabe et cetera et cetera li may wax tuuti rek pour junj li nga xam ne après dañ ko présenter mooy que Mabouba Diagne ministre de l'agriculture de la souveraineté alimentaire et de l'élevage dafa bi mu waxtaanee ak professeur Jim jàpp nañ sax ay daqaat parce que dafa yëf yi daf ko ñor ba dafa bëggoon teewal boppam yàlla dogalut loolu bi ñu toll mi ngi ci tournée xam nga dañu nekk en pleine campagne agricole donc Mabouba su ngeen koy diglu toujours dégg ngeen mu naan 1070 milliards yi nga xam ne dañ koy importer mais bébétam ak ndigal yi ñu ko jox kilifa yi mooy que loolu au lieu que ñu di ko jéggaani ñu di ko bay fii di bay li nga xam ne moom la ñuy dundee et loolu mën na nekk loolu nag li koy sabab moom dafa am kuréel yoo xam ne moom la bëgg a teg sur place lu ñuy wax coopérative agricole communautaire yooyu am ngeen ci seen place bu baax a baax financement yi nga xam ne aussi dañ koy def ci Cuban yi mooy coopérative boo xam ne mooy permettre ñu utiliser matériel agricole bi nekkul ni ñëpp ñoo mën a am tracteur wala aussi rafetlu ñu nga am tracteur boo xam ne doo ko mën a exploiter maanaam doo ko mën a rentabiliser moo tax ñu mettre en place lu ñuy wax Cuman dajale fa lépp jumtukaay yi matériel boo xam ne baykat bi dina ko soxla su boobaa dañ koy service bi prestation de service bi la ñuy mettre en avant dootuñu ko distribuer dañ koy def ci Cuman yi soo ko soxlaa allo tracteur ngay woo donc ñu programmer la soo waree fay 100 francs état bi fay fukk nga fay fukki dërëm donc loolu mooy Cuman yooyu yëpp am ngeen ci place am na aussi hangar yi nga xam ne dañ ko war a construire parce que mbay mi su sottee dafay laaj aussi ñu mën ko denc boo xam ne du yàqu surtout yenn produits périssables yi pomme de terre soble yàlla def na gis ngeen ren liñ ci bay te loolu incha allah dafa nar a jëm kanam il faut que ñu am ay jumtukaay ay magasin yoo xam ne sec lay doon ak ay magasin frigorifique pour mën a denc production yooyu pour permettre baykat bi mu mën a xaar période bi nga xam ne moo gën a arrangé fekk marché bi féex mu mën a jaay prix bu baax parce que lépp su génneendoo ñëwandoo prix bi dafay wàcc donc loolu aussi am ngeen ci seen place ci magasin yooyu
ñu war a construire fi ñu toll li ñu mébét mooy 18 000 tonnes loolu mais ci mooy diir bu gàtt bi rek dana weesu loolu di dem di wax aussi que programme ak projet yi nga xam ne ñoo nekk ci ministère de l'agriculture de la souveraineté alimentaire et de l'élevage pour danañ leen gunge ku ci nekk ci li nga yeyoo ak ci fi ngay yëngatu ak ci gox bi nga nekk parce que dañ leen disséminer un peu partout ci biir réew mi donc professeur du ma ci sori damay koy tënk foofu di wax ne Mabouba Diagne donc guddeeg bëccëg mi ngi yëngutu pour que ñu suqali suñu mbay bi fexe ba ñu am li ñuy wax souveraineté alimentaire pour que liñ doon jéggaan yi yépp ñu di ko bay ci biir réew mi pour que au lieu que ñuy bay ñetti weer ci at bi ñuy bay fukki weer ak ñaar loolu nag mooy li nga xam ne coopérative agricole yi communautaire dana ko indi ndax forage fu mu gën a baaxee dañ dem jëli ko ci suuf si pour que kak bu nekk mën a am ay forage ñu mën di bay guddi ak bëccëg nawet ak noor wasalaam. Merci beaucoup, monsieur le directeur du cabinet. Vous avez la parole. Assalamu En tant que alaikum. président de séance aussi. Bismillahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Excellence, monsieur l'ambassadeur, messieurs les représentants du corps diplomatique, directeur affaires religieuses au président de la République, représentants ministre de l'enseignement professionnel, la formation professionnelle et de l'enseignement technique, monsieur le directeur de cabinet du ministre de l'Agriculture, de la souveraineté alimentaire et de l'élevage, représentant monsieur le ministre de la microfinance, de l'économie sociale et solidaire, monsieur le représentant du directeur de la banque islamique, ñi fi teewal kilifa diine yi ak famille religieuse yi, monsieur le maire de Kaolack, membre aussi des anciens du Daara de Koki, El Hadj Assane Diouf, directeur des programmes de la chaîne Walf FM, docteur Khadim Mbacké de l'IFAN, kilifa yi nga xam ne ñoo fi teew te ma bëggoon tudd seen tur ñoom ñëpp kenn ku ci nekk ndax sa dayoo yegg na ci, maa ngi leen di nuyu ñëpp ñi nga xam ne egsi nañ fi, di nuyu équipe bu DER yi nga xam ne ñoom laa àndal, lu ëpp ci directeur yi ñu ngi toog ndax lii dafa bokk ci suñu liggéey, du invitation rek bu ñu ñëw, ñaari yoon nag la ci bokkee. Benn bi mooy monsieur le directeur de cabinet wax nga ko, DER dafa am rôle transversal, loolu moo tax bokkul ci benn ministère mu bokk présidence de la République, pour ñu accompagner gouvernement bi ci li nga xam ne moom lay doxal. Li nga xam ne moom lay doxal nag li ci jëkk mooy li nga xam ne moom la ñu tuddee agenda national de transformation Sénégal 2050 bi nga xam ne dafa bëgg a tabax benn Sénégal boo xam ne ñëpp ciy bokk yam, ñëpp ñooy gis naataangeem, ñëpp ñoom dañuy yemale. Sénégal boobu day dellu ci ay valeurs yi mu xamoon, day dellu ci cosaanam, waaye day dellu ci nekkinam. te Sénégal boobu dafa bëgg Sénégal bu juste bi nag dafa am lu mu wund, mooy waruñoo bàyyi kenn ci gannaaw. Inclusion bi ñu wax, li tax waruñoo bàyyi kenn ci gannaaw moo di Sénégal dafa am lu mu moomal boppam. Monsieur le directeur daf koy wax toujours ci tubaab, les diplômés en langue arabe. Diplômé en langue arabe bi su fekkoon ne ñooñu rek la, man sama yoon du ci nekk, man DER, ndax man damay seet ñi nekkul ci système classique bi, ma jël leen jox leen pour ñuy am koom moo xam ne
bu weer dee ñu mën a fay ñu nekk ci système bi man loolu laay wër loolu moo tax su fekkoon ni ñi nga xam ne ñoo génn département arabe rek la sama yoon du nekk ci li ngay def parce que man am naa ci boo demee ci antenne Sédhiou antenne bu nekk ñu ngi laaj ki koy jiite master 2 kooku arabe la def am nañ ñu nekk ñu def arabe monsieur le directeur monsieur le représentant du ministre de la microfinance wax na ko arabe la def donc ñooñu suñu problème lii suñu problème tey te mooy la grande révolution bi nga xam ne moom le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye réussir mooy jël tey doomu daara def ko ci digg bi daldi ni doomu daara ci ni mu war a diplômé maanaam bu ñu nee wàcc na jàng na xam-xam wàcc na pare na ci daara lu mu war a def mu ni DER fexeel ba doomu daara boobu ki nga xam ne waajuram parce que constitution wu Sénégal moo bëgg waajur bu nekk tànn njàng mi mu bëgg pour doom waajur bi nga xam ne dafa am lu ma digganteeg sama boroom loola beneen affaire la waaye man maa taamu sama doom jàng alxuraan jàng arab bu ëllëgee mu am ci njàngam loo xam ne li ko état warlul nag gannaaw bi mu tànnee ba pare mooy épanouir ci njàng moomu am ci xam-xam mais mu wutal ko nag dugal ko nag ci économie réew mi ba nga xam ne bu ëllëgee dina am koom mu mën a bokk ci réew mi mais koom moo xam ne dina am daraja joo xam ne suñu ambition ñun lu ñu bëgg ñun ñuy def entrepreneuriat mu nekk entrepreneur boo xam ne bu ëllëgee day jël ñi jàng ñi demoon école ñi seen waajur te am woon école française mu dem ca jël ca ay nit di leen fay exemple bi mu ngi ni jàkkaarloog man macha allah yàlla na yàgg li ma gën a booleeg sëriñ bu mooy daaray ko parce que daara ji ñëpp ñooy wax yaay daara ji ba moom sama càmmi nga mais day àndandoo ci yaay ji bu ñu waxee rek ñun sunu yaay ñëw na révolution wu président Bassirou Diomaye Diakhar Faye mooy gëdd boobu mu jox daara am na faale bu ñu doon faale ci daara directeur de cabinet wax na ko man placé naa pour wax ko mais man keroog bi may dem Kokki maa demal sama bopp Makhtar Diop bee man moo ñëw fekk sëñ Asfale ni ko damaa dégg Aïda bi ñu ko defee ministre damaa dégg ñu ni sëñ Mourtala da ko ne na liggéeyal yàlla te li gën a gaaw ci liggéeyal yàlla mooy toppatoo daara ma bëggoon mu taxaw Kokki parce que dafa am ministre bu meloon ni moom ñëwoon ni day tëj Kokki ndax ñetti junniy xale gëmul ni hygiène bi ci war a nekk dina ci nekk donc da koy tëj ba ñu teg ko ci yoon daara ji boolewuñ ci wax ñoom it am nañ seen pexe daldi ni duñ ko def dara lu bon waaye nañu jàng fàtte yàlla tàqali ñoo moom parce que du tëj daara ji yàlla wuy leen ci loolu ñu ni kon nag na taxawu daara ji keroog bi ma gontee ci daara ji am nañu ko fekke loolu sama bëgg-bëgg la woon waaye du lii président Diomaye def président Diomaye daf ko structuré encadré ko jël le professeur Jim Dramé jox ko def ko directeur des affaires religieuses ni ko lii mooy sa waar def ko loi def ko décret ba pare nag ñun ñi nga xam ni ñoo làng ak moom pour ni ko loo bëgg ñoo la koy sotle mu daal di ñuy sant nag pour ñu war la accompagner obligation la monsieur le directeur dañ lay jàppale parce que dafa am ñoo xam ne dañu diplômé te nekkuñu woon ci circuit classique ci daara yi lañ nekk te Sénégal moom daara loolu it suñu souveraineté la mooy le président daf ñu delloo suñu bopp mooy valoriser daara ba pare jox ay perspectives daara am objectif yi bu fixé pour daara ñiy financé mu sant leen pour ñu def ñiy génne daara entrepreneur parce que ñiy génne université Cheikh Anta Diop département arabe ñooñu duñu suñuy cible c'est des universitaires yoo xam ne peut-être ku ci amul liggéey di nga mel ni rek universitaire bi nga xam ne moo jàng métier te amagul liggéey waaye espoir baa ngi ci kanam dina am liggéey mais fii nag ñun dañu am obligation pour liggéey bi ñu wutal leen ko ci saasi te ñun li ñu taamu mooy def leen des entrepreneurs yoo xam ne bu ëllëgee ñi defoon circuit classique bi dañ leen di recruter di leen fay loolu moo ëpp maanaam bokkutam ci koomu réew mi loolu moo tax te loolu la agenda bi wax parce que président daf ni Sénégal
ñépp a ko bokk te kenn du des te ñun suñu wàllu bopp ñu gis gëddëwu daara gëdd boobu waxuma la xam-xam bi waxuma la jub gi ak jikko ji mais taxawaay bi ak discipline bi ak yar bi dafa am benn bis ñuy ay xale ay bu université Bambey invité ma ni ma dañu bëgg woo seen sëriñ def conférence ñu invité ma fekk boobu ay xale def nañ grève ñëw toj sama kër ndax boobu maay meeru Bambey ñu toj sama kër ma ne leen su fekkoon ni yéen ñii la nga xam ni da ngeen jàng alxuraan nekk tey ci di continuer seen jàng arab bu doon yéen la du ngeen ko toj parce que lañ leen jàngal la nekk ca biir lañ leen jàngal moo leen di tere lool kon nag njàng moo xam ne da lay yaral nit defal la ko citoyen jox ko éthique jox ko discipline kooku bu génnee rek war nañ ko wutal espace d'insertion te loolu la DER di def DER nag DER bu bees bi sax laay wax ndax dama koy tiitaroo ndax lu baax boo ko yéenee da nga koy tiitaroo pour convaincre sa bopp ne li ngay def baax na DER bu bees bi dañuy fekk nit ki fa mu nekk loolu moo tax ñu ngi dem ci daara yi defagum nañ ci ñaar téeméeri junni pour ñaar téeméeri millions 200 millions pour créer ay projet yooyu day ànd ak jàngkat bi muy jàng di nekk ci projet bi di jàng di nekk ci projet bi su ko defee bu génnee daal di mën a beri fu boppam continuer ak moom am na tam génération saale ay nit ñu jox ay xale yu ñu jox yoo xam ne dañu jàng ba pare comme ni nga ko tuddee diplômé ñun dañ ko tuddee diplômé en enseignement religieux ñu jàng ba pare bëgg a installé wu ñu defal leen formation parce que DER dafay def di ngeen ko gis léegi ci présentation bi ñetti F day def formalisation muy immatriculation yi def formation door a financer ci financement bi nag ci ngay amee koom moomu bu yàggul barki démb dem naa seeti daara ji ma la doon wax li nga nekk ci préparatif yi moo tax woowu ma la waxoon nga ma ni ñu ànd taset muy Tafsir Abdourahmane Gaye Tafsir Abdourahmane Gaye mu ngi woon ci dara dafa créé benn yëf bi mu ñëwee wax ñu ko ba wax ñu xale ya fay génn métier ma ñuy am ñun ñu dugg ci biñ ci duggee financé nañ ko ñun nag dañuy am habitude ku ñu financé dañ lay topp même bu dee da nga la nga def wala la nga bay da nga ko war a jaay moo tax ñu def convention yu bëri ministre de l'agriculture def nañu moom convention mais xam nga ni itam def nañ convention ak ministre de l'éducation keroog journée daara bi président jiite woon signé nañ fa ay convention yoo xam ne ñun dañu war a jàppale yaayi daara yi pour ñu am koom mais aussi daara yi ñi nga xam ne dañoo génn ci daara yi ñu wutal leen koom comme ni ma wax léegi def leen entrepreneur donc bi ñu demee ñun ca parti ba ñu financé parti wu ay ganaar la yoo xam ne dafay pondeuse la mu nekk lu am solo dinañ ko gis léegi ci présentation kon loolu ñun dañu fekki porteur de projet yi ca fa ñu nekk génnaguñu pour beru waaye dañ leen di fekk ca fañ leen di suuxate fañ leen di jàngale te yàqul ci seen jàng dara defagum nañ ci ñaar téeméeri million pareeguñu maa ngi yéene di ñaan yàlla ñu fi toog ñu ñaanal ma ñaanal liggéeykat yii nekk DER di ay jàmbaar sunu yéene mooy yegg ci juróomi téeméeri million ren incha allah dinañ ko def waaye leneen li ci nekk mooy ñu bëri bëgg nañoo accéder ci financement bi mais DER règle bi ñu def mooy ni du weesu ñeent fukki at loolu ci kàttanu yàlla dinañ ko dindi nañ ko pour que léegi ku bëgg a yegg ci financement ba parce que dafa am benn groupe boo xam ne dañ ko tuddee couche vulnérable mooy ñi nga xam ne way laagoy li yéen lañu ak ñenn ñi nga xamee ni seen loxo jotul seen gannaaw waaye ku leen dimbali ñu jógee ca foofee ñu nekk mën a am koom mu leen permettre ñu nekk ci beneen niveau bu gën a élevé donc limite bi nga xam ni moo gàllankooroon ñëpp moo di ku am 40 ans dootoo bokk DER li jëm ci daara yi loolu levé nañ ko jeex na
léegi âge boo am du tee dinañ la financer dinañu jël tam beneen mesure incha allah te loolu c'est une mesure forte mooy dañu bëgg a def financement bi jëm ci daara yi mu xalal maanaam amatul intérêt buñ la ko joxee rek wax la ni la nangami fan nga koy fay noona nga koy fay dara teguwu ci loolu itam incha allah décidé nañ ko loolu directeur pour jàppale nga xam ne ñëpp ñi nga xam ne ni dañoo diplômé génn ci daara ji bu ñuy def seen projet di ko mettre en œuvre financement ba ñuy jëlee DER financement boobu dara du ci teg bu ñu la joxee $2 millions ni la fukki weer nga koy fay ci compte tenu dañu xool ba xam ne mën nga ko noonu fukki weer yi bu jotee noonu rek nga koy fayee weer wu nekk nga teg kile ñaar fukki junni bu fukki weer yi matee million bi ñu la joxoon jeex na DER dootu la topp dara kon loolu la ñu jàpp ne dina nekk jàppale goo xam ne dina mën a dimbale bu baax ndax ñenn ñu bari ñuy bëgg a ñëw DER dañuy ragal bor bi ñenn ñu bari dinañ ñëw mais dañ leen di wax ni am nga ñeent fukki at donc bokkatoo waaye lu jëm ci lii daal incha allah loolu lañu fas yéenee def ngeen ñaanal bu ci yàlla ba ñu réussir ko parce que da ngeen sortant yi dañu am pour dugg ci programme DER yi am nañ programme yu ndaw yoo xam ne financement bi fukki junni lay commencé mooy nano crédit bi mu ngi dépendre ci li ngay liggéey am financement wu téeméeri junni am financement wu million ba juróomi million am financement wu téeméeri million am financement yoo xam ne nag su fekkee ne ëpp na loolu loola moom dañ lay yóbbu banque bu boobaa mesures yi ma wax dootuñu ko mën a appliquer parce que banque bi day def lii ñu def lii fekk na booba xëy na da nga bëgg financement wu samp usine wala financement boo xam ne cofinancement lañ koy def mais cofinancement yi du yegg ci intérêt wu banque yi 8% lay doon waaye MAD bi nga xamee ne DER moo koy jël ci xaalisam placé la ko loolu moom amul benn intérêt incha allah bu dee ci daara yi la jëm maa ngi leen di gërëm di leen sant di leen balu àq